asalaamaaleykum mbokki auditeur mbokki auditrice su Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué mu lëkkaloo si partenariat ak sunu Kër FM di la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles ñi ngi leen di nuyu ni nu baaxoo di ko defee rek nag ay bés bu jot si waxtu wi dellu si nañu fas yéene ànd ak yéen si seen émission actualité politique de la semaine. Actualité politique de la semaine seen xarit Chérif El Walid Aïdara di leen ko defal ànd ak ay invité am si studio bi tey nu ànd ak Cheikh Kane Gueye mu feggoo ak soxna Mariam Sall nu jàkkaarloog El Hadji Malick Sarr mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak ñun safoo gi ngeen safoo seen émission actualité politique de la semaine kon nag du ma def rek lu dul jox samay invité gannaaw bi ma leen nuyoo dalal leen nu nuyoonteeg auditeurs yeeg auditrices yi ñuy déglu si waxtu wi nu daal di xuus wéy si émission bi El Hadji Malick Sarr nooy nuyoo suñuy auditeurs ak auditrices yi nu àndal si waxtu wi. billahi samil alim min ashaitan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillah rabbil alamin assalatu wassalam ala rasulillah allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim ginnaaw bu nu musloo ci seytaan mi nga xam ne moom la yàlla rëbb julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jël nuyoo bi teg ko ci chérif ma fekk ci bunt bi ñu jàllal ma ko ci ñëpp di balu àq ñëpp di balu àq ñëpp di ñaan yàlla boole jégal di balu àq bu baax a baax a baax a baax di woo wax ne rek nekk di wax taxul yow yaa gën a xam wala yàlla dogal rek par rapport ak teraanga bi nga xamante ne nii moom la ñu defal ci invitation bi di ñaan yàlla li ñu fi développé tamit yàlla fekk mu jubal suñu làmmiñ ba nit ñi ñëpp mën cee jëriñ ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di nuyu waale ñu mu bokkal studio bi di leen sant bu baax a baax ci teewaay bi asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf El Hadji Malick Sarr rafet na soxna Mariam Sall lan ngay nuyoo suñu auditeurs yeeg auditrices yi nu àndal si waxtu wi. aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu ñëpp bàyyi ma kenn di nuyu fidèles auditeurs et auditrices bu sunu Kër FM di nuyu aussi tamit invité yu may bokkal plateau bi muy El Hadji Malick Sarr ak Cheikh Kane Gueye di la nuyu yooyu tamit Al Walid animateur yow mi ñu invité ci sa plateau bi ñu fas yéene waxtaanaat actualité politique ci wàllu réew mi ni muy doxee. kon nag ñu lay sant di la gërëm tey ñaan yàlla ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim jeexalee ko ci alhamdulilahi rabbil alamin te luñ fiy wax rek ñuy ñaan yàlla mu doon lu nit mën a dégg te askan bi mun ko jëriñoo macha allah kon nag maa ngi lay jaajëfal. jërëjëf soxna Mariam Sall kontaan si yow di la dalal jàmm sëñ Cheikh Kane Gueye maa ngi lay nuyu bu baax. di la dalal jàmm ana lan ngay nuyoo suñu auditeurs yeeg auditrices yi nu àndal si waxtu wi. asalaamualeykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di ziar yéen ñëpp ku ci nekk fa nga nekk ñu fekk la fa jox lu nuyoo bu sell te mu jëriñ la di jiital ci nuyoo bi suñu président maître Ablaye Fall ak Serif mi nga xam ni moo ñu doyloo ba invité ñu ci émission bu am solo bii ngir njariñu Sénégal di nuyu Serif di nuyu soxna Marème ak El Hadji Malick ñaan yàlla suñu borom defal ñu dégg ak topp ba lu ñu fi wax mu jariñ réew mi te lu ci dëng rek ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom jéggal ñu ko ci barkeel Xuraan bismillah jërë ngeen jëf. jërëjëf sëñ Cheikh Gueye mbokk auditeurs yi mbokk auditrices yi ma leen di fàttali yéen a ngi si Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué di un parti en construction président Abdoulaye Fall jiite ko Cap Sénégal Natangué di yëngatu si lépp lu soxal doomu aadama rawatina lu koy jëmale kanam waaye luy jëmale sunu réew Sénégal sa kanam luy jëmale sax nag sunu continent Afrique sa kanam Cap Sénégal Natangué di yëngatu si càmm gi mbay mi napp gi santé éducation justice. lëkkaloo nag si partenariat ak sunu Kër FM di la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles yéen a ngi si seen émission actualité politique de la semaine mbokk yi tey nag nu fas yéene waxtaanee li lëmbee Afrique ba bokk réew yu bari si Afrique nar a toji réew
te it nag sunu réew mucc na see mucc si bu nu duggee si biir waxtaan wi dina leer muy troisième mandat si Afrique di waxu troisième mandat fii si sunu réew Sénégal El Hadj Malick Sarr damay daal di walbatiku rek jàkkaarloog yow ma ni El Hadj ndax ñun Sénégal waroon nañu toog ba nëgë ni nu tollate si di wax waxu troisième mandat mais lu waral loolu coow li bari na troisième mandat El Hadj Malick ban jàngat nga si am kàddu gàngoog. waaw Chérif ñu ngi ziar bu baax a baax xam nga sànq dama nekkoon si rek parfois xam nga quand on est responsable parfois day am ay aléas yoo xamante ni mooy lay dikkal des imprévus mais sant yàlla bu baax macha allah bon xam nga mbirum troisième mandat bi xam nga soo seetee dafay am yoo xam ne parfois il faut mu defal ko ay similitudes par rapport ak li nga xamante ni moom moo xewoon France sur le magistère de François Hollande xam nga après par la suite. gis nga le cas de Benoît Hamon après par la suite fa mu mujj kon dama jàpp ni ñun ñi nga xamante ni nii ñun Sénégal soxal nañu muy les citoyens lambda man loolu lay jàpp quoi parce que élite yi keroog maa ngi dégg Soxna Marième Sall di ko wax un changement de comportement ñoom c'est le même cercle société depuis 20 ans 30 ans c'est le même cercle après muy am ay relève par rapport ak âge mais c'est le même cercle troisième mandat man ñu ngi si en 2020 daaw la ñu jógee si élection présidentielle kon un gars comme Aymérou Gningue su ciy prononcé wu di wax naan le président Macky Sall peut avoir un troisième mandat dañu amul respect si nit ñi quoi ñun ñi nga xamante ni ñoo dëkk réew mi ñun nañ am suñu respect te mu xam ni am na loo xamante ne nii bëgg fa nit bëggee tamit askan wi moo taxaw wax ne wan nga ni ko on n'a pas besoin de ça lu tax na kenn taal suñu réew mi dañu koy wan ne ko c'est le peuple qui est souverain kese nag loo xam ne ay ñuy décider c'est pas les politiques ñooy fal président la c'est le peuple dafa am loo xamante ni noonu la bëggee. jàpp naa ni peuple bi li mu bëgg rek loolu mooy nekk xëy na kay choix yi muy def sur les personnes c'est ça le problème muy un comportement boo xamante ne ni ay Aymérou Gningue xëy na c'est un grand homme politique nag que j'ai beaucoup de respect par rapport à li nga xamante ne ni moom lay suuxat ci Kajoor ga mu dëkk parce que quoi qu'il en soit ci base électoral am na fi loo xamante ni mën nga fay def par rapport ak taxawaay bi nga xamante ni collaboration moom lay def ak régime yi fiy nekk mais jusqu'à ce que nag muy am loo xamante ni da koy avancer par rapport ak un troisième mandat sax la moom la wax moom waxul mi ngi door a am un deuxième mandat te par rapport ak ñenn ñi nga xamante ni ñi ngi wax ay affaire rétroactivité wu ay loi ak ay kenn xamul kon ma jàpp ne moom xëy na yëfi boppam moo tax muy wax quoi par rapport ak ni mu situé woo ci régime bi waaye le peuple sénégalais moom n'a pas besoin de ça ci sama constat wu bopp par rapport ak li nga xamante ni mooy le président de la république. jërëjëf El Hadj Malick ma wàññeeku nag rek si soxna Marième Sall dafa ne woon naa ni weesu nañu fii toog ba nag ni Sénégal nuy waxati waxu troisième mandat. waaye dafa mel ni gannaaw ba nu déggee nii oui nii non jaxase na bopp sénégalais yi waaye it rawati si El Hadj Malick Sarr tudd na ko léegi bi nga xamee ni kilifa gu bokk si Benno Bokk Yaakaar di njiitu groupe parlementaire si assemblée nationale bu Benno Bokk Yaakaar génn na am ay kàddu yoo xam ni sànni na ko mu mel ni nag dañuy wax ni naar bu ndaw lu mu wax sa berkele ba la ko déggee. ma ne laaj soxna Marième Sall génn Aymérou Gningue nan nga ko jàngatee ak nii wéy nii noo ban xalaat nga si am kàddu gàngoog soxna Marième. jërëjëf Alwalid damay rafetlu aussi intervention El Hadji Malick Sarr li muy wax mu tëral ko ci ay exemple yi ñuy dut baaraam lu leer muy wax ju neex a dégg macha allah dama daa waxu Aymérou Gningue
waxu politicien la rek am na li ñu bëgg dañ cay dem ba mu jeex kon waxi par loola rek waaye nee naa nag nit ki suñuy ànd nañu ànd ci dëgg ndaxte damay wax la vie est un éternel livre de lecture muy am lu muy jàngale au jour le jour xanaa nga gëmm ne gisuma nga tëxlu ne dégguma wala nga ne advienne que pourra naa def lu ma war a def sans me soucier des conséquences lu golo xam na ko botte doomam te àddina alwalit du doxee noonu maa ko mën naa ko duma daan ko anarchie rek lay jur alwalit te 3e mandat mën na yóbbu Sénégal ci boobu dimension bu président Macky Sall jéemee forcé te lu dul jàmm alwalit jàmm ko gën te loolu ay miir wax nii wii nii non bi mën na ko firndeel ndaxte gis ne ñu ko fi doon wax dañu doon rëkk seen digg moom de wax na de déggaguñu dara lu ko ci fekk waaye nag fu mu fi ni nga ko waxee rek am na fu mu ko wéeru am na fu mu ko tibbee ba sañ ko di koy wax te nee nañu lay raam ca ñag ba lay jëm te ma xamante ne rek alwalit dama yaakaar ne rôlu président de la république rôlum bu njëkk mooy assurer ak veiller sur la sécurité de ses citoyens ñu ko wóolu woon am yaakaar ci moom alwalit ba fal ko ay la yëwan bu mu leen fay luñ ko lebalul woon ndaxte kiy jël ne yaakaar ne changement bi dina ko fi am bañ ko fi waree jëlee Ablaye Wade te wax fa dëgg yàlla mu am lu mu fi joué waaye ba mu ko jéemee forcé de doxul te gis na la ca xew te moom mu bokkoon ca mbooloo moomu àndandoo woon di ca xeex ne non du fi am et pourtant moom si situation boobu la toll na fàttaliku démb kon de te léegi nag affaire bi dafa xaw a sensible alwalit constitutionnaliste yi de ñooñ ci mën a wax lu leer bu ñu impartiale juriste yi aussi tamit des fois nga de kii ne am na fu mu mësee mu ne nañ ci def attention parce que constitution bi nuñ ko bindee dafa mel ne mën na cee am 3e mandat parce que waxuñu ko mu leer li may wax toujours li ñuy bind ak ce qu'il y a entre les lignes liñ ciy ñàkk wax moo ëpp foofu te des fois indi texte ay interprétation rek la waaye am na ku ci fële ne article 37 bu constitution bi ñu tëggaat amu ci fenn fu ñu ne ci ne Macky Sall mën na am 3e mandat te yaakaar naa ne alwalit am na fi dëkk yoo xam ne jéem nañ fi 3e mandat lan la jur aw ayoo xeex taluñu dara subaak ngoon ñii am ñoo xamante ne ñàkk nañ ci seen bakkan ba fu ñu mujjee ñii am nañu jàmm ñu toog ba egg si nañ ko waxtaanee kon nañ ko waxtaanee moo jiitu nañ ko def kon nag président Macky xam naa ne Afrique egg na fu nga xamante ne am na loo xam ne dootul ko nangoti kon nag ay la yowin ñu ngi koy ñaan na dox ci jàmm dëkk bi nekk ci jàmm am na nit li nga xamante ne sax xëy na bind mën na la kaa may waaye nga seet la jaadu lay noppal sa askan lay mën a jëriñ sa réew nga dox ci bu dee patriote nga bu dee sénégalais nga bi jege aw askanam bi bëgg askanam jël intérêt crypto personnel teg ko fële kon nag alwalit foofu la ñuy xaar président Macky Sall du français du algérien sénégalais la kon li avenir u réewam moo nekk en jeu mën nga bëgg waaye intérêt général su taxawee xanaa nga ànd si ak diplomatie génn ci ak tous les honneurs Sénégal loolu la soxla loolu la laaj c'est un pays pacifique lebalul kenn safaan kon kenn waru koo fayu safaan jërëjëf alwalit maa ngi yem foofu si sa laaj bu njëkk bi nga ma laaj. jërëjëf soxna Mariam Sall tontu bi leer na macha allah léegi nag ma jàkkaarloog Serigne Cheikh Kane Gueye Cheikh Kane Gueye maa ngi lay nuyuwaat defe naa ni dégg nga li El Hadji Malick Sarr wax dégg nga li soxna Mariam Sall wax waaye yow dafa am lu ma la bëgg a laaj nii wëy nii non lu tax nii wëy nii non
téye xelu Sénégal yi lu tax mu jaxase bopp Sénégal yi ba mel ni nii wéy ni noo dafa nekk wéy loolu nag yow laa koy laaj Cheikh Kane Gueye kàddu gaangoog. asalaamaaleykum wa rahmatullah Serif ñu ngi lay delloo nuyoo te di la ziar bu wér di ziar tamit rek ñu fekk ci plateau bi ñëpp bismillahi rahmaani rahim. waa Serif man daal li ma jaaxal ba jaaxal ma mooy Sénégal ci boppam ñun ay sénégalais lañ ñun ñoo tànn suñu président de la république te biñ koy tànn maanaam amoon jaaxle ci ki fi nekkoon moo taxoon ñu tànn ko xëy na mën naa wax ni mu tolloog ñun jamono ñu jéem a changer ni Sénégal di doxe teg ko fi mais biñ ko fi tegee ba léegi man li ma jaaxal mooy ki fi nekkoon ci luñ teg baaraam rek du ma ne ki fi nekkoon baax na de mais boobu ba léegi defagul loo xam ni moom moo gën ki fi nekkoon loo xam ne def na loo xam ne rek moom moo gën li ki fi nekkoon lu mu def man loolu moo ma yéem parce que ki fi nekkoon Serif luñ ko critiquer maanaam buñ defee nii dana bàyyi mais kii nag moom daf ñoo tegul fenn te gis nga Serif li gën a metti ci àdduna mooy nga jiite ay nit te tegoo leen fenn te wax ji buñ ko yërëmee rek nañ ko bañ a yërëm Serif kii teguñu fenn te gis nga doomu aadama bu la joxul cër solal basin riis dëkkal ci immeuble demal dëkk Nord Foire mais faalewu la Serif kii daf ñoo faalewul léegi nag ñàkk faale googu noonu moo tax muy wax du ma ne nii du ma ni noonu gis nga démb dama ci waxtaan ak sama benn xarit boo xam ne day yëngu ci affaire politique ne ko suba dama bëgg nga teewlu émission bi parce que dañoo créé benn wax ko lépp daal mu ne ma d'accord man sax damay bokk mu ne ma Cheikh dinaa la wax benn affaire de gis nga kii def ñoo faalewul ñàkk faale gim ñu ñàkk faale moo tax lu ko neex dañuy def waaye nag lii Sénégal ci boppam ñoo war a jóg jàmmaarloo ak moom jàmmaarloo gi ak moom nag du ñaari nit ñoo koy def du Serif a koy def wala Cheikh Kane Gueye wala Alaaji Malick wala Soxna Marème Sénégal gépp ñoo war a jóg ne ko lii ngay jéem a xalaat munta ne booy boo nga teg ko ci suuf mais nag Sénégal Serif tant que ñoo ngi bàyyi ñaari nit rek la ñuy dugal ci kaso bi muy Guy Marius Sagna ak Karim Xuuxa googu noonu wala ñii lu ñu bëgg ci ñun dañ koy am waaw baax na ñu continuer waxtaan bi ñu ngi lay delloo kàddu gi. jërëjëf Cheikh Kane Gueye dégg nañu jàngat mi ma dellu si waat rek si El Hadji Malick Sarr waaw El Hadji Malick Sarr nii wéy nii noonu nag xanaa nag du wéy waaw mais man li ma jaaxal dafa mel ni président dañuy wéy damay def 3e mandat dafa mel ni loolu la ko nit ñi déggee dafa mel ni noonu la ko nit ñi gisee ba mbir mi di indi coow te nag ba tey waxagul lool de def ni nii wii nii non waaw yow lan nga xalaat ni moo tax mu ni nii wéy nii non rek sénégalais yi jóg def ko wii ni mi ngi pare 3e mandat mi ngi jëm si 3e mandat ndax waxu ay miiru ñi ngi la ak ñi mel ni moom te jiitu woon ko fi wax wala ndax sénégalais yi si wax jooju dafa am lu ñu si jànkee dafa am dégg-dégg bu ñu si am wala nu mu demee noonu parce que ba tey daal man defe naa ni nii wéy nii noo du wii du noo waaw lu tax sénégalais yi jël ko nag def ko wii moo ma jaaxal loolu nag laa lay laaj. xam nga Serif syndrome mu wax waxeet ba fi mu toll nii moo topp homme politique yi ba tax na léegi la société dans son ensemble am na loo xamante ni benn considération boo xamante ni amatuñ ci ku ñuy askanale politique ba tax na loolu noonu nga xamante ni mooy interprétation bi nit ñi di am si kàddu googu jàppee ko ne wii la te ma xamal ñaari mbir nag nit ñi la vie elle est sacrée kenn warul tax nit di la jaral ngay sacrifier sa dund kaddu gi askan wi ñoo ko moom Serif politiciens yi nañu xam ni xaw ma les hommes politiques xaw ma comme Déthié disait c'est vrai keroog émission boobu intéressante la def moom ak Soxna Marème Sall macha allah mais on n'a pas eu le temps de commenter mais c'est important njiit ay qualité la
mais dafa am loo xamante ne nii ngor mënu ko accepter dafa am loo xamante ni ngor mënu ko accepter te nit duñ ko accepter mukk xoolal ñaata mor moo am ngeen yaakaar ni askan wi dañoo fàtte ñi ñàkk seen bakkan si entre si fin mandat fin règne Ablaye Wade mais fàtte xaju fi ñoom les politiques nag dañ koy fàttelu di attiser le feu mais fu mujj c'est le peuple qui décide moom bu doon sagoom ak ñi àndoon ak ñoom te président Macky Sall man dama jàpp ne xëy na ses engagements par rapport ak le peuple ci la bëgg nekk consacrer les prochaines années moo tax moom bëggul nekk ak son équipe di commenter parce que loolu on l'a vu avec man dama la jox exemple en France après mujj gi l'équipe gouvernementale liggéeyatuñu dara peut-être man si sama parce que dañ ma éduquer que naa di rafet njort ba may gis le contraire te malgré li may am ci moom respect yëpp parce que j'ai beaucoup de respect nag envers le président de la République mais am na loo xamante ne nii s'il tend vers ça mu ngi jëm ci sortie boo xamante ne nii sortie bu ko jàpp naa ni man du ma ko yéene sama bopp te lu ma yéenewul sama bopp du ma ko yéene keneen parce que kàddu gu mujj gi Chérif wax ji lu mu bëri ay esprit nangam ay yenn ñoo xamante ni ay compromis rek la ñuy def compromis bi yëpp pour def seen poche ay ñenn ñi nga xamante ni doy nañu ay PDS ay ñi muy gisanteel ay bugguma sax jaar seen tur parce que ñëpp xam nañ leen amuñu sax base électorale soo koy seet ñenn ñi ay anciens ay ñoo nekk ndowoon xaw ma la nag lan nañu def ay retrouvailles dañ la bëgg a divertir te gis nga buñ la divertiree après résultat yow kese gis nga leen ñoom nu leen neex mel ñoom sañ nañ ko ñoom nu leen neex mel comme ñoom àdduna la ñuy wër àdduna parce que doo tax nga ko mën a explication boobu rek man si sama niveau man foofu laa ko mën a joxe waaw parce que am na loo xamante ne nii li ñuy wax xiif warul tax nga ñànki man yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam la ñu yàlla joxoñ te bu ñuy wax pauvreté mooy su kon parle su la ko jànguma dara waaye wax dëgg yàlla ñu ngi dégg suñu ustaas yi nekk ci biir panel bi di koy wax chaque jour ci pauvreté goo xamante ne nii Sina Aline moom la nekkoon ak soxna Fatimatu bintu Rasul jikko bu rafet mooy doxal nit ñi nag loolu lañ bëgg a perdre mooy la ñu doon wax ci ay valeur ak ay nangam rek ci yaru xale yi nag ni ñu mel rek mag ñee ko def ci ñoom waaye nag waxeet c'est loolu mi ngi ci conscience su sénégalais yu mu munti nekk koo ci gis rek wax boobu mi ngi ci moo tax chaque jour lu xaw a niroog moom rek dañ koy daal di jël yóbbu ko foofu man damay rafet njort am na ñoo xamante ni nag ñoom nguur les lambris dorés du pouvoir xam nga ni ko certains di waxee ça rend fou waaye nag doomu adama moo nekk au-dessus de tout waaw dara warul tax mu doyadi boppam te maa ngi koy ñaan nag bu mu déglu ñooñu man loolu laa koy ñaan je le supplie que les Sénégalais ont envie d'aller de l'avant et les Sénégalais ont envie d'être au devant du monde parce que nag ku dégg xam lii xew war nga xam ni Sénégal am na jéego yu mu bëgg a dem waaye ngala nag les politiciens soo leen di compter matu leen million si askanu 16 millions xoolal fichier bi li ci ne ci ñu am carte électeur ak ñaata lañ population bi te nag le peuple il est souverain Aïdara Chérif le peuple il est souverain mooy ñiy fal demuñu meeting ñi ngi toog seen kër xam la bonne décision 2012 nag ku ci jàngatewul rek ak la pandémie la ma xam ni doo nit yal nañu yàlla sàmmal suñu askan te jubal ñu may ñu ay njiit yu baax a baax yi xalaat bu baax a baax pour lu jëmal suñu réew mi kanam
te njiit yooyu nag yàlla na ci yàlla jiital ñi nga xamante ne nii ñoom la ñu seqal àdduna waaw suma xarit di suma frère le président Ablaye Fall parce que ñun loolu lañ leen di ñaanal waaw loolu lañ leen di ñaanal waaw jikko bu rafet ngeen téye Sénégal ca kaw doxal ko ak ñi nga xamante ni ñooy seen ay àndandoo. jërëjëf El Hadji Malick Sarr defe naa ni leer na naññ soxna Mariam Sall si yow laa jëm si waa soxna Mariam Sall lan la Sénégalais yi tiit lan la ñuy xalaat gannaaw bi nga xamee ni Sénégal am nañu constitution baa ngi fi te li mu wax leer na naññ ma ni foofu laa jëm si nag sax constitution bi li si jot a dugg mooy li nga xam ni dañu dem référendum voté ko nu dugal ko si constitution bi mais li tax Sénégalais yi di tiit li fa nekk texte ya fa nekk dafa leerul dafa jaxase xel yi wala lan parce que bu wóoree si texte yi nii kenn mënu fay def 3e mandat lan la Sénégalais yi di tiit wala bokk la sa texte ya moo leerul soxna Mariam nag yow laa koy laaj kàddu gaa ngoog. jërëjëf alwalit xam nga ni alwalit ku nu bir rey sa maam boo gisee lu ñuul rekk dangay daw ndaxte fii lu ñu wax yépp amuñu la justice n'est pas indépendante du tout indépendante de nom mais au niveau de l'exercice ah non c'en est tout autre yow ba ci kiiwoo Ablaye Wade bi biñ ko doon xanaa du 5 sages yi duggoon tëju di ba jéem a valider xanaa que puisque le peuple est souverain peuple bi def pression moo tax peuple bi mujjee am gain de cause waaye yi tamit constitutionnaliste yi bu ñuy génnee wax lii ñii bu ñu génnee wax lee al walit mu leer na la ne impartialité boobu la ñu mënul am te texte yi da ngay gis kii génn la jox la bi interprétation nga génnaat keneen jox la beneen interprétation mu nekk jeu de mots à n'en plus finir et alors que da doon nekk lu leer loo mën a jël rek nga tranché ko te ay la yëwoon moom dañ ko poser une question fermée 3e mandat ndax da nga koy def wala da ko def su joxe woon question bu réponse bu claire kenn dootu fi nekk di naatamle na assumer ne oui nit ñi jàpp ne oui la wala mu ne non mais li mu joxe dafa évasif comme réponse moo tax nag puisque c'est une réponse ouverte ku nekk am nga ci loo ciy jiixi jaaxa am loo ciy tiit waaye su ñu fekkoon ne rek am nañu ci ay constitutionnalistes yoo xamante ne dañoo waat ne ci dëgg rek la ñuy dox ci dëgg rek moo leen ñor kon kenn du tiit dinañ toog xaar waaye nag am na fi amaat fi loo xamante ne ñi nga xamante ne ñooy représenté yoon di ko romb dem di valider leneen loolu moo tax nit ñi mënuñu sukkandiku trop ci ñi ne du ñëpp nag waaye nag toujours moom day seet ñi nga xamante ne mën na wéeru ci ñoom mu wéeru ci ñoom jéem a jàllale bëggam parce que dafa mel ni yoon bi daal lii loi wala lii justice dafa mel ni lu mobile la dañ koy yóbbu fu mu leen neex ñu teg ko fa te loolu yaakaar naa ni du njëriñu réew du avantage yu réew. jërëjëf soxna Mariam Sall loolu moom dafa doy waar parce que droit aussi interprétation daf si am solo lool ni nga ko waxee noonu lay demee boo kii génnee xam-xamam ni la lii mën naa nekk kii génne xam-xamam ni la lii mënut a nekk muy lu doy war nekk si bopp Sénégalais yi waaye foofu laay walbati ko rek laaj sëñ Cheikh Kane Guèye sëñ Cheikh dégg nga li Mariam Sall wax defe naa ni déggoon nga aussi lii El Hadji Malick Sarr wax bon léegi ma di la laaj yow texte yi constitution bi yow lan nga gis yow si sa bopp da nga gis ni bu nu jàngee texte yi 3e mandat mënu la nekk wala dëgg li nga gis ci texte yi mooy 3e mandat war naa mën a nekk yow ban xalaat nga si am ban gis-gis nga si am maa ngi la siy déglu Cheikh Kane. Serif ñoo ngi lay ziar bu baax di la ko seeral di rafetlu question bi waa Serif xam nga affaire bi seulement dafa nekkul ci wàllu texte parce que su nekkoon ci wàllu texte ñoom duñ ci wax mais ñii bañ dalee toog fii ba léegi ñoom lépp luñ def rek dañ ko préparé teg
troisième mandat bi boo gisee ñu am fit di ko wax dañoo préparer seeni affaire teg ko ba pare parce que nit moom boo ko abalee ay bët fu ko neex rek lay xool ci loolu lañ nekk ñoom parce que ñi nga xam ne ñooy àtte li leen neex rek la ñuy wax li leen neex rek la ñuy def mais Sénégal bu fekkee ba ngaa dégg-dëgg Sénégal xam nga ne amul justice waaw ñiy àtte buñ jengee mais Serif kooku ku mu bëreel kooku moom saful ngay wax victoire bi ku ko neex la koy jox loolu moom moo tax ñu am fit di wax ay waxu troisième mandat parce que xam nañ ni Macky Sall bis bu demee troisième est-ce que xam nga ni bis bu demee troisième bis buñ ko d'accordé mu accordé troisième mandat buñ demee élection présidentielle da koy gagné parce que yow li xew ci élection yi nii passé Serif ñëpp xam nañ ko loolu lay defaat loolu moom moo tax mu am fitu nan day wax waxu troisième mandat mais bu fekkoon ci ay wàllu carte rek la mais Serif kii bu demee élection waxuma la waaye xam nga ni du taxaw mais ñoom le problème mooy dañoo nekk ay nit ñoo xam ni amuñu ci lii la ñuy dund ñoom ci lii la ñuy dund moo tax duñ bëgg a perte élection parce que xam nañ ni ñemewuñu ñàkk Malick mi ngi koy wax léegi ñoom dañoo nekk ay nit ñoo xam ne dañoo ragal ñàkk te ci ay pexe la ñuy dund mooy tic-tac léegi nag loolu moo tax nu ñu mën a fexee ba gagner élection présidentielle dañ koy def parce que tàmmuñu ñàkk parce que ñoom train de vie yi nga xam ne moom la ñuy mënee Sénégal ñoom buñ nekkul ci nguur wallahi lazim dañuy tax loolu rek la du leneen Serif ñoo ngi lay delloo kàddu gi. jërëjëf Cheikh Kane Gueye defe naa ni dégg nañu njàngat mi te déggee nañu ko xel mbokk yi ma leen di fàttali yéen a ngi si Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué bi président Abdoulaye Fall jiite di un parti en construction di yëngatu si lépp lu soxal doomu aadama rawatina lu koy jëmale kanam waaye luy jëmale sunu réew Sénégal kanam luy jëmale sunu continent Afrique sa kanam Cap Sénégal Natangué di yëngatu si lépp luy jëmale doomu aadama bi kanam càmm gi napp gi mbay mi santé faju wér-wérle éducation sàkku xam-xam joxe xam-xam jàng-jàngale justice jub-jubal jubbanti lëkkaloo nag si partenariat ak sunu Kër FM di la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles yéen a ngi seen émission actualité politique de la semaine nuy waxtaani troisième mandat bi nga xam ne yëngatu na si réew yu bari si Afrique waaye sunu réew it defe naa ni muccagu si ma wàññeekuwaat rek delluwaat si El Hadji Malick Sarr El Hadji Malick defe naa ni mbir mi xaw naa doy waar parce que man su ma xoolee dafa mel ni doyloowunu texte yi su ma xoolee dafa mel ni doyloowunu sunu justice su ma xoolee dafa mel ni jiixi jaaxa gi doy na waar ma di la laaj nag El Hadji Malick Sarr ndax yow yaakaar nga ni ak li coow li di bari Sénégal nit dina fi taxawati laaj fi troisième mandat loolu nag sa xalaat laa si bëgg a dégg kàddu gaangoog. laaj troisième mandat moom pour être clair net et précis kooku amatul troisième mandat kooku amatul président Macky Sall mu ne c'est moi qui ai verrouillé la constitution 2 mandats nul ne peut faire 2 mandats consécutifs que muy 5 ans mu nekk 7 ans nag yëpp lu ñuy wax nañ di les diplômés seen interprétation xoolal peuple bi loolu soxalu ko mënuñu def ay élection après ñu waat def ay référendum ne nangam après ay ñoo xamante ni nii sooy seet seen bëgg réew mi ñee nañoo nekk ci administration bi di fayee ko xaalisu gor yi seen i ay dërëm seen i ñaar dërëm seen i ñetti dërëm parce que impôt la suñu budget réew impôt lay dundee yow loolu su fekkente ni yow ñaata salarié ñu am Sénégal par rapport ak suñu habitant nit da ngay gis nga sa conscience am na yoo xam ne sa conscience moo la koy may waaye nag te wax dëgg yàlla nag suñu borom bi ñu sàkk ñun jox nañu lu baax yépp nag pour ñu doxalee ko nag suñu am réew surtout fii ci Sénégal nag surtout fii ci Sénégal muy ngëm moo nekk à la base de tout soo seetee fan yi damay am des cauchemars la gestion des plans Orsec nangam xoolal ñi ñu jëlee si seen i kër plan Jaxaay c'était pour des logements de
3000 logements 2000 la et quelque la ñu logé mais am na ay logements ngay defar ay tentes di dépenser de xaalis jël ay protection civile nangam ay armada boo xamante ni nii pour ministères yi xam nañ li xew ci dëkk bi ñuy rendre compte li ngay demee di jël ay ñoo xamante ni nii des impactés du terre ñu rembourser leen seen xaalis ñu dem fekk ay kër yu yeggu ñu yeggale ko ñoo xam nañ ko te président Abdoulaye Wade maa ngi lay interpeller par rapport ak ça. Tu fais une lettre ouverte au président de la République par rapport à ñi nga xamante ni ce sont des impactés du inondation yu 2005 yi ñu daaneel seen kër te ba léegi jotaguñ seen kër coordonnateur bi waxoon na ne nañu woo ñi nga xamante ni jotaguñ seen kër ndax plan Jaxaay jeex na ay état continuité la bref su fekkente ni ay priorité am dafa taxoon mu ubbi Tawfekh waaye nag colmati ci yenn kees yi sax résiduels yi après complété ko parce que l'état a tous les moyens bu weesoo loolu ñi nga xam ne dañ leen di génnee ci mbënd mi am na ay kër yu des jaxaay fi ñu leen logé fi ñuy wax naan foofu la ñu leen logé ak box ba ci biir jaxaay la jaxaay 21 jaxaay 1 am na ay kër yu état moom li ngay jëlee ay tànt kay mu lay def ay frais kay loolu moo gënoon yomb mais bëgguñu lu yomb mooy waral interprétation yu mel ni naan ay parox ndoll bi ak nangam ok ku nekk mën na ko gisee noonu sax say bon sax na nekk parox ndoll boobu vrai waaye jàpp naa ni président Macky Sall gor la boo xamante ni nii yaakaar naa ni s'il a 2 mandats bien remplis tal na leneen. moom si boppam moom xanaa peut-être ñi nga xamante ni ñoom dañoo nekk sous les climatiseurs nga xamante ne nii am nga bon d'essence am sa benn voiture climatisée bureau climatisé sa chambre climatisée doo bëgg loolu da ngay yaakaar ni loolu su jeexee yow da ngay téye waaye ñoo meloon avant boobu ñu war a bàyyi politique bu li tax ñi Sénégalais yi gën a détester la politique du sacerdoce léegi c'est un moyen pour s'enrichir waaw changer de statut social léegi dañuy wax ne ab politicien la woon il était dans l'extrême pauvreté après 2 ans léegi ñu nekk ci politique bi léegi nangam depuis un certain temps waaw ñu mel noonu nag yow mi njiit ñu dénk la soo leen dégloo tu vas plonger tout droit te bu boobaa après ñoom am na ñoo xamante ni lu ñu def tey bu suba mën nañ caa génn mais Sénégalais yi dootuñu accepter loolu parce que seen ñàkk ngay dundee soo ñàkk seen ñoom il faut nga leen di xalaat. soo leen xalaatul ñoom dañu xalaat seen bopp te kenn du fi nekk nag di def comme li may ñaan yaakaar naa sax sénégalais yi mûr nañu pour ça kenn du fi nekkaat di def ay bruit yi nga xamante ni ne après tout le Sénégal est à l'arrêt là à l'extérieur koo fa xam mu lay wax noonu la lan moo xew Sénégal non sénégalais yi dépassé nañu loolu defal lu la neex mais sur le jour J nit ñi dañuy ndekki seen kër sol seen yëre bu rafet xeeñ la toñ bu neex dem ne la da nga fiy jógee choisir ki leen neex ay nit di fa dee dañu bàyyi fooye nit ñi dañu am ils n'ont pas le droit yow da nga tàllal sa loxo ne si dama bëgg léegi gérer mais kaddu dafa am solo te léegi moom la ñuy caaxaane mag ñi bu njëkk ñu daaw ñoon signé dañu def signature seen kaddu la lay jox rek et puis basta mais léegi sooy woote développement sax dañ naan c'est un politicien ak développeur ils n'ont rien à voir mais parce que tellement la situation est pourrie ba nga xamante ni léegi soo woote njëriñ sax nga xam ne lii njëriñ askan wi la sax dañuy daw waxi politicien la waaye nag loolu lan la comportement rek moo ko tax mais priorité yaa ngi fi lu ñu mën a xool géopolitique bi am na loo xamante yaakaar naa ñun waruñu ko mën a tal sax waxante balaa nag naan ay dañuy wax ay waxu valider ay 3e mandat man nag ma jàpp naa ni may citoyen sénégalais bi gën a nekk au bas de l'échelle waaye nag à travers fi nga xamante ni mooy suñu panel bi am nañ droit nag ñaan yàlla suñu borom mu xiirtal président Macky Sall pour rien au monde mu terminer mandat am ci jàmm ak salaam ak yéene bu mu yéene Sénégal
yàlla jàppale ko ba loolu sotti organiser des élections en 2024 waaye il est très jeune, il est encore très jeune. ña ca des sax moo tax parfois may wax naan comparaison n'est pas raison par rapport ak d'autres états waaye jonga moom mooy ñu ne dañoo ni mu ne mooy mu nekk à côté de lui nag moo tax mënuma nangu comparaison boobu waaw sur d'autres parce que géopolitique bi loolu yëpp da ciy joué waaw te c'est très important géopolitique bi xoolal ce qui se passe Israël Arabie Saoudite ak Bahreïn bëgg lëmbe nag après ñun du ngeen dem fenn te c'est le Sénégal qui notre souhait c'est le Sénégal suñu gis-gis suñu njàngat suñu amee dirigeants yi nga xamante ni ñoo ko war a am na décision yoo xamante ni nii sa par rapport au monde si Sénégal gi lay war a di jógete ñun loolu lañ gëm waaw loolu lañ gëm parce que liggéey la boo xamante ni ni mag ñi liggéey nañ ko fi bàyyi ni ko fi héritage bi nag ñu ñooy bëgg a porter le flambeau haut ñu daal loolu la ñuy ñaanal suñu réew parce que lu ñuy mën a wax nii tamit di ko débattre ci palais yi di dem ci réunion yi et tout ça pour que ñu xam rek lan lañ am waaw ba ñu foyee suñu réew waaw ba ñu foyee suñu réew waaw loolu kese moo tax ñuy wax ba ñu foyee suñu réew ñëpp ñoo ko bokk waaw bëgguñu lu dul suñu askan dem ci kanam bëgguñu lu dul suñu réew dem ci kanam kon xam nga ñi nga xamante ne ñoom ñuy aspirer chaque fois ni ñuy wax nañ bokk ak seeni ay jëf wala nga xamante bokk même soo ko jëful tam nga xam ni naroon nga ko xëy na possibilité yi moo nekkul waaye am njaay indi Jóob am sàll indi saar ñu kontaan nag si ñuy développé li soxna Marème macha allah dañuy suivre sa ay émission macha allah si xam-xam ay soxna Awa Thiandoum Sénégal am ay jigéen yu am solo si héritage bi ñu ni koy seqal ñi ay soxna Awa Thiandoum soxna Fatlo ay soxna Jojo yu mel ni Chérif sëñ Ousmane ay nit ñu am xel yu macha allah ay Cheikh Bachir yu mel ni sëñ Sidi ay nit yu baax la ñuy seqal suñu waxtaan yi kon ñu xam ni on a de la valeur ajoutée ñu dimbali rek ngir yàlla ñu dimbali rek ngir yàlla waaw yàlla jàppale ci barke nabi sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf El Hadj Malick Sarr soxna Marième Sall soxna Marième man li ma jaaxal si waxu troisième mandat bi mooy déggaguñu fenn nag foo xam ni njiit taxaw na ni moom day laaj troisième mandat parce que ban ko laajee def na nii wéy nii non mais nit ñi moom dafa mel ni dañ ko def wii mais li ma si jaaxal mooy nit ñi doyloo wuñu texte yi loolu laa gis man parce que bu fekkoon vraiment doyloo nañu texte yi doyloo justice bi kon defe naa ni wax du am dañ naan texte yi nee na rek buñ sa eggee lii mooy am mais lan la nit ñi gis lan la nit ñi foog lan la nit ñi xalaat lan la nit ñi di xaar ba tax nu teel a jóg di wax waxu troisième mandat bi mel ni nag rek mënu la ñàkk faaw day am soxna Marième Sall ban gis-gis nga si am ban njàngat nga nu siy defal kàddu gaangoog. jërëjëf Alwalit wolof danaan ñaaw njot ba mu ëpp baaxul waaye nag rafet njot ba mu ëpp yi tamit baaxul te nee nañu acte bu nit ki posé jiim ko analyser ba nga xool ban forme la lay jox te xam naa ni réponse bi su leeroon dañu ne nii oui nii non lu tax oui lu tax waxul oui wala lu tax waxul non moo indi nii oui nii non nee naa leen damay bañ l'heure est au travail naam dëgg la dañ ko dénk réew mi moom ak équipe ñuy xool nan lañ koy doxalee waaye yi tamit tontu laaj bu gàtt la woon tontu bu gàtt rek mënoon na koo indi te ñu dem waaye yi tamit nag da nga koy gis par rapport ak acte yu muy posé te biir palais dara du fa ubba parce que des fois dafa mel ni dafa am ay tóob yuy génne ay information te nee nañu lu ñu wax rek sénégalais du sos de xanaa day yokk waaye lu ñu wax rek am na fuñ ko tibbee kon nag doo xaar Alwalit ba mu ne njërib sa kaw ngay dogal xam nga magum waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko te nag fuñ ci toll nii
xaw ma teg mu ngi def moom de mu ngi battre campagne am de déguisé ndaxte fu mu ne nii mu ngi ci tournée économique am mu ngi dox de di génne ay commandé ay machine yu dul jeex war ko mën a yóbbu te yaakaar naa ne urgence am na fuñ ciy toll foo xamante ne danga ciy def priorité def sa choix waaye léegi ma nga dem na Kër Massar ak seeni jafe-jafe génnewaat nangam xaalis bu bokkul ak 750 milliards yi wax fa waxu départementalisation nit ña nekk ca ndox ma di xuus waxu urgence assainissement nga nekk si di divaguer moo tax daal ñaaw njott moom baax na ci ñaaw njott baax na ci ba nag bañ ñuy mettre devant un fait accompli waaye nag jiixi jaaxa moom moo indi jiixi jaaxa bi te nag ñu ngi toog di xaar ba jusqu'à preuve du contraire waaye li Malick Sarr rek a wax mooy dëgg moom moo ne verrouillé na kon verrouillé na amatul def plus de 2 mandats mais nag mën nañu ëlbatiku di parce que dégg nga kii naan duggaloon na beneen mandat bi dafa dugg ci mandat bi xaw ma nuñ ko expliquer ñoom ñoo ko maîtriser loolu moo tax nag li opinion yi di différencier loolu moo tax nit ñi di ñaaw njot te su si bëggul woon dara doon na taxaw ne carrément pas de 3e mandat constitution bi verrouillé na ko te man mi mujjee la constitution bi verrouillé naa ko mu jël li mu terme yi mu utiliser mu appliquer pour mettre fin à toute cette diversion waaye nag lu ñu wax rek nañu xaar rek xam naa ni tepp gën njuréet waaye bu ñu si on s'arme de patience bu ñu xamul yi tamit dinañu dégg kon nag alwalit ñu ngi toog rek di déglu waaye nag wax rek la ñu am dinañu wax am na ñoo xamante ne mën nañ leen gëlëmal dinañu wax ba ki nekk ci ruqam te xamul li xew mën nañ wax mu tombeeg si noppam mu jël xaw a moytu toog di xaar ñëpp mënuñoo àndandoo di noppi kon nag alwalit nañu wax rek yor suñuy rajo rek di wax tey ñaan yàlla mu bañ a tombe ci dans l'oreille d'un sourd. jërëjëf soxna Mariam Sall njàngat mi am na solo te déggee nañu ko xel macha allah Serigne Cheikh Kane Gueye 3e mandat bi yow ban xalaat nga si am li nga gis nii li ngay seen nii lii di ñëw nii lan la won lan la jox dan naan wii wala dan naan non sa xalaat nag laa bëgg a dégg foofu maag samay auditeur kàddu gaa ngoog. salaamaaleykum alwalit ñoo ngi lay char waaw Serif xam nga mooy li ma la waxoon léegi rek ci lay ñëwaat wax naa la ne la ñoom dañuy essayer bu yombee ñu bës bu dëgëree xam naa ni du ma wax danañ bàyyi waaye dana jafe parce que sànq ci biiri wax dama ciy ñëwaat nee naa la nit soo ko wegul lu mu wax doo ko faale te ñii dañoo wegul loolu laa bëgg ngeen def ko xel bu baax a baax a baax teguñu ñu fenn ba pare ñun Serif xam nga boo jiitee benn askan déjà da ngay xam askan bi nga jiite ban genre lañ ñoom nag dem nañ ba xam nañ ni sénégalais yi tànk ñi ngi am ceebu jën bu tàng suñ tegee suñ añee ba pare naan ataaya Serif loolu dañ cee war a jóg loolu dañ cee war a jóg dafa am loo xam ni yow yaa koy régler sa bopp kenn du la ko régler parce que ñii bu fekkoon jox nañ ñu cër wax jii nii duñ ko sax xalaat ba koy jéem mais man toog naa Sénégal presque 6 mois ren ñu tëj ma fa seetaan télé moo nekkoon sama métier Serif télé yi chaque jour ci problème bi la ñuy wax chaque jour dañuy yebal seen benn candidat mu ñëw fa respecté wu ñu askan wi di wax loo xam ne doomu aadama waroon na koo sax rusa wax télé boo dem fekk fa kenn télé boo dem rek fekk fa kenn léegi keroog bi loolu amee laa ni ñii nii li ñuy préparé wallahi te ba léegi jóguñu ci Serif ba léegi jóguñu ci yow Sénégal la ngi nii tooy xepp ñu war koo réglé amuñu lu ñuy xalaat lu dul naan ay waxu 3e mandat kon loolu nga xam ni moom mooy seen métier mooy seen liggéey parce que le problème mooy problème bi xanaa xamoo ni problème bi carrément du Macky Sall ñi ànd ak moom la nii lañ nekkee woon ci Ablaye Wade nii lañ nekkee woon ci Ablaye Wade parce que dem na dañuy dem ba dañuy xam ni
lii ñu nekk nii bis buñ ko ñàkkee dootuñu lekk dootuñu naan parce que amuñu métier maanaam sàcc xaalisu Sénégal rek mooy seen métier wallahi lazim lii moo am ku ko wax moo am ku ko waxul moo am léegi nag dès maintenant la population bi war a jóg régler situation bi une bonne fois mu jeex takk tant que defuñu ko ñoom liñ bëgg danañ ko am waaw liñ bëgg dinañ ko am niñ koy régler nag mooy ñun ñëpp ñu àndandoo bi du question benn nit lay doon exemple tey comme par exemple parti opposition yi nii ñëpp ñoo war a jàppandoo jógandoo jàkkaarloo ak lii jële ko fi mais tant que ñi ngi pàccoo kii aw fii moom day am doole di def lu ko neex problème bi yëpp loolu la waaw ñu ngi lay bàyyi kàddu gi Serif. jërëjëf Cheikh Kane Gueye jërëjëf Soxna Mariam Sall jërëjëf El Hadji Malick Sarr ñu ngi leen di sant leen gërëm si teewaay bi di leen masawu si jataay bi ndax yombul waaye nag nin ko xamee rek li duuf si nag yëpp xëjandoowul si cin li waaye it nag lu fa jiwu ba jeexul jógu fa liñ si mënoon a wax jeexul liñ si waroon a wax jeexul waaye waxtu weenu xocc fii lañ leen di tàggoo tey fii la leen seen émission actualité politique de la semaine di tàggoo nu ñaanal ñëpp jàmm salaam wér mën ak tal ba nu dajawaat fi fii ak ayu bees kontaan nañu si yéen yéen jërë ngeen jëf